asalaamaaleykum Internet TV online 221 lëkkaloo ak Diaspora en ligne tey ñu ngi am bés dellu ak yéen ci seen xibaaru ci réew bi nag nekk nag troisième xët di jëm ci spécial Covid 19. comme ni ñu ko baaxoo def rek dañuy def le tour d'horizon des correspondants Diaspora en ligne ñi nga xam ne ñu nekk dans les pays d'accueil mais te loolu aussi dañ ndax des fii tout ci Sénégal pour mu waxtaan li fi nekk ba tey mooy li fi newoon rek li fi newoon moo mooy li ñu wooyee confinement ni ñu ko mën a xam ndax boo ko seetlee ici au Sénégal par rapport ak couvre-feu bi à part de 20 heures kenn mënut a dem kenn mënut a dikk bëccëg bi tamit boo xoolee aussi déplacement aussi wàññeeku na lool parce que loolu lu ko dal mooy circulation bi ndax oto bi doon yeb ñeenti personnes léegi ñaar lay yeb kaar yi boo gisee ne benn bu ci nekk dañ la yeb loo à moitié donc am benn jeexte boo xam ne ko def ci dem rek dikk bi liggéeykat tamit ñi nga xam ne tamit heure bi noonu wàcc président jox na benn dëkk ba nga xam ne heure bi gën a teel a wàcc ndax gars yi mën tey ñibbi seen diwaan loolu yëpp boo xool dafa am benn jeexital boo xam ne da koy def maanaam ci payoor gi da koy def tamit ci koom-koom yi nga xam ne daan nit ñi daan nañu ko wàccaaleel mu nekk loo xam ne maanaam population bi xaw nañu ci jaaxle jaax nañu ci loolu sax àgg na ba ci loolu seen jaaxle boobu tamit di xaar aussi li ñu woy aide alimentaire kenn ku nekk am nga noo koy xalaatee ñii ne nañ ñii dinañ am ñii duñu am kenn ku nekk daal xaw nga jaaxle parce que bu ñu koy dégg boobu léegi yàgg na nag ba tey jotaguñ ko ñu ngi communiqué ñu ngi jàll chaque jour yaa ngi dégg journal bi ñu la tey léegi tey fi gox bi war na am na ñoo xam ne sax dañu ba ci ñu am ay fake news ci biir ndax am na ay gox yoo xam ne dinañ tàmbale waaye ce qui est sûr et certain mooy fu mu nekk nii ñun doxagul ba gis koo xam ne nee ñu affaire bi kat tàmbale na waaye lu ci mënti xew mooy population ñu ngi koy xaar gu métti métti beneen bi aussi peut-être dañu des tuuti un tout petit peu ci li nga xam ne ministre de la santé jot na ko wax muy léegi boo xoolee cas importé nañu léegi amatul léegi ay cas communautaire la donc foofu bu ñu fa àggee nag dafay laaj ñu gën a double vigilance par rapport cas communautaire yi parce que léegi moo tax nga xam kan moo ko yor ak kan moo ko yor te boobaa dafay doy waar te comme kenn mënut a tëj marché yi kenn mënut a dakkal dem ak dikk bi donte am na sax ay mesures yu ñu jot a jël ndax tout simplement am yoo xam ne dafa am lu war a jiitu lu war a jiitu loolu mooy nit ñi toog seen kër ba pare am lu ñu toogaalee te comme jusqu'à présent kenn def ko ay jéego yu concret jëm ci loolu bu weesoo daal ay programme ñuy teg te accès guñ ci donc ba tey donc dem ak dikk yi mënut a ñàkk te tant que dem ak dikk yi ñàkkul rek nañ jàpp ne kon ba tey fu mu nekk nii tout le monde est en danger fii ñu nekk fii ci Sénégal ndax dem ak dikk bi foog ñu dakkal ko te ku ñu dakkal ko leen képp mooy tax ñu dakkal ko mooy gars yi am lu ñu toogaalee donc ñu ngi ñaan autorités yi ñu def seen kéem kàttan ba nga xam ne loolu ñu def ko dans les plus brefs délais ñu ko defee les causes yi ñëpp mën ko wéyale dañuy dugg nag ci tour d'horizon boobu ñuy wax tour d'horizon boobu nag dañ ko def ci pàcc yu bëri ndax boo ko seetloo fu mu nekk xalifa général des mourides lancé na benn appel bu fort mu jëm ci wàllu dimbalante dimbal da cee baax ndax ndimbal tamit na fekk maanaam fa ko waaju soxla ndax maanaam ndimbal na fekk fa doolu jafe te moment bi doolu dafa jafe doolu jafe na fu nekk la doolu jafe donc ndimbal fii la amee solo donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci message boobu waaye lu jiitu message bi ndimbal googu mooy ñu dellu ci yàlla te xam ne suñu borom mooy fas mooy fecci yàlla mooy teg lu ko neex waaye lu ko neexee moo koy teggi kon na ñëpp delluwaat suñu borom yaa xam làkk boo koy làkkee waaye làkk yàlla dégg na làkk yëpp ñu dellu ci moom tuubalaat ko dégg moom jéggaluwaat ko ñaanaat ko ba pare nag léegi nag wéyalal li nga xam ne nag mooy dénkaan docteur yi te bu ñu fàtte ne dénkaan docteur yàlla ci jiitu ndax kaa yi seet toppatoo sa yaram balaa ko docteur di wax day fekk yàlla wax na ko pare kon nañ xam ne kon fan nañ dooloo pont ci bën bu képp moo ci des ci tour d'horizon boobu nag dinañ àgg nag fii di Espagne dinañ àgg aussi fii di Italie waaye dinañ dem aussi ba Turquie en attendant yeneen correspondants yi dina jëlee seen i xibaar mun ñu ko yónnee parce que boo seetloo foofu tey ci Espagne ku mel ni Modou Agne moo ñu fa teewal moom mu ngi nekk foofu noonu ca Madrid ndax foofu Espagne situation bi métti na lool métti na sax ba jege na dayoo ndax boo ko seetlu tey maam Espagne li ñu deel a moom macha allah ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na ko fa yàlla dakkal foofu it am nañ fa ñoo xam ne jot nañ fa laale ñoo xam ne ñoo bokk ci communauté Sénégal yi ñoo xam ne jot nañ fa wàcc liggéey tamit loolu suñu correspondant ba fa nekk mu Modou Agne dinañ ko déglu mu am ay leeral yoo xam ne jot nañu ko leeral kon ñu teewlu ko Modou Agne bisimilah yaa ngi ci plateau bi. waaw asalaamaaleykum Seydina maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk Diaspora en ligne waaw di leen ziar man la Mamadou Agne ancien président bu AIC association immigrants sénégalais yi nekk en Espagne mais particulièrement dans la région de Madrid waaw may wax ak yéen pour commenter la situation coronavirus bi ñuy dundee fii ci réew Espagne. waaw donc mën naa ne que ci biir Espagne yëpp 166 019 cas donc ci yooyu am na pratiquement 62 389 ñoo xamante ne faj nañ leen récupéré nañu am na
ci lu toll na daanaka 16 973 décès maanaam ñi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan. donc ci commune de Madrid région Madrid bi ñu nekk daanaka foofu la pourcentage u cas yi gën a bëri daanaka mu ngi diggante 70 ba 80% daanaka ñu ngi dénombré 46 587 cas ci dimanche bi nga xamante ne la ñu nekk bis ni ki tey. waaw ci wàllu suñu mbokk Sénégalais yi donc mën na ne aussi xëy na yàlla musal nañu am na quelques cas yoo xamante ni noté nañ ko lu yàggul particulièrement am na suñu benn jigéen bi nga xamante ne gaañu na fële ci région bu tudd Léon donc daanaka jabet la amoon et finalement yàlla aussi moom ko ci loolu am na suñu benn xarit suñu benn mbokk tamit boo xamante ni barki démb la gaañu fii ci Madrid ci capitale bi moom tamit daanaka ci problème pulmonaire la amoon mais bi mu demee hôpital la jàngoro ji ki attaqué ko maanaam mu faatu ci loolu. donc ñu ngi sant yàlla pour l'instant cas yi affecté wul loolu population migrant de façon générale et particulièrement sénégalais yi de façon particulière donc ñu ngi ci sant yàlla di ñaan aussi yàlla aar ñu ci aar suñu mbokk africain yi aar espagnol yi aar bépp doomu aadama bi nga xamante ne moo ngi ci àdduna si. waaw bu loolu weesoo lii bu amee tamit dañuy xam ni que daanaka mën na ëpp na ñetti semaine léegi que Espagne actuellement moo nekk ci région yu gën a en tout cas am coono ak maladie bi donc loolu aussi dina am ay conséquences yoo xamante ne espagnol yi dinañ ko yëg wante tamit immigré yi dinañ ko yëg maanaam bu ñu xoolee pratiquement 80% ñoo xamante ne ñoo ngi yëngatu ci koom bi fii ci Espagne daanaka ñu ngi ci secteur commercial maanaam ñi nga xamante ne ñi ci gën a bëri ci vente ambulant bi la ñu yëngatu donc bu activité amul bu dem dikk amul donc bu lépp arrêté ñooñ aussi ci ñi nga xamante ne ñooy njëkk yëg situation bi ba tax na aussi mën naa ne ci Espagne. parce que réalité yi bokkul donc d'une région à une autre am na loo xamante ne bi phénomène bi amee bi jafe-jafe yi commencé noté wu donc association yi nekk ci localité yi ci région yi ku ci nekk en relation avec les daïra en relation avec d'autres associations wax dëgg yàlla taxaw nañu pour xool ci yan anam la ñu war a mën a indi des actions de solidarité pour en tout cas jàppale ñooñu donc fii ci Madrid particulièrement association bi lëkkaloo na ak daayira yi tamit def li nga xamante ne un appel à toute la communauté sénégalaise africaine et espagnole pour que ñu xool nu ñu créer une caisse de solidarité et puis jënd ci li nga xamante ne mooy en tout cas des aliments def une banque d'aliments et jégleel ko sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk dans le besoin. bu loolu weesoo aussi ñoo ngi indi ci li nga xamante ne mooy taxawaayu gouvernement bi donc ñëpp dégg nañ que dina am ndimbal boo xamante ne dinañ jóge ci gouvernement bi ñëw donc loolu tamit def naa ni ñëpp yëg nañ ko donc à travers le monde fii ci Espagne aussi association yaa ngi ciy waxtaan donc gouvernement bi définir les critères les cibles mooy ñi nga xamante ne xëy na ñu ngi ci secteur informel boobu ñoo xamante ne seen situation de régularisation àggugul ñi nga xamante ne ay mag lañu donc ak yeneen type de critères yoo xamante ne définir nañ ko li ci des mooy aussi bu loolu amee donc comité yooyu ñu war a installer donc je pense que war nañ ci aussi tenir en compte les réflexions et les propositions des associations comme ñoo nekk sur le terrain aussi xam réalité yi loolu aussi dina tax en tout cas liggéey bi gën a yomb donc ñu def ko aussi sur la base des critères bien objectifs donc ñu jox ko ñi nga xamante ne ñoo ko yellul donc loolu buñ ko defee liggéey bi dina yomb beneen aspect bi mooy aussi taxawaayu nguur gi tamit ci li nga xamante ne mooy rapatrier corps yi parce que loolu tamit indi na débat ndax xam gouvernement bi am na droit ne néew yi duñu ñibbi Sénégal wala ñu suul ñi nga xamante ne ñoo nekk fi
foofu tamit defe naa ni waxtaan bu yaatu am na ci ku ci nekk joxe nga sa xalaat mais je pense que compte tenu de la difficulté d'abord parce que amatul fenn foo xamante ne mun na am ay vol yoo xamante ne mun nañu rapatrier corps yi le second aspect mooy que ngir maladie bi donc nit ñi dinañu am aussi parce que il y a des conséquences yoo xamante ni rapatriement bi mën na ko générer donc ba tax na je pense que idée suul suñu néew yi fii fi nga xamante ni moom foofu la ñu faatu donc loolu tamit je crois que c'est objectif c'est compréhensible compte tenu surtout que suñu diine aussi am na loo xamante ne wax na ko ci donc foofu tamit nguur gi am na lum ci indi parce que fii ci région Madrid ñi fi faatu donc am na loo xamante ne appui gouvernement bi maanaam suul néew tamit fii Europe donc dafa am loo xamante ne dafa am coût maanaam dafa am loo xamante ne dañ ko ciy fay donc mu mën na egg ba 3000 wala ëpp ko donc loolu tamit nguur gi taxaw na ci néew yi nga xamante ne suñu mbokk génn àdduna donc indi nañ ci seen participation en tout cas ba tax na loolu tamit tax na ba ñu suul néew yi ñu contacter autorités yi nga xamante ni région yi foofu la Sénégal yi faatoo donc ñu mën a faciliter aussi li nga xamante ne mooy denc suñu néew yooyu ci armeelu musulman maanaam en conformité ak suñu prescription islamique waaw loolu tamit defe naa ni jar na préciser ñu ci gërëm tamit autorités yi mooy consulat avec ambassade bi parce que taxaw nañ ci pour loolu mën. kon yaakaar naa ñu digandoo Mamadou Agne gis nañ ne wax ji leer na ku ci amoon loo jaaxal ci la xew Espagne jëm ca communauté sénégalaise bi dégg am nga tey loo gindee ko di ñaan nag suñu borom nag taxawul leen taxawul la communauté africaine taxaw aussi les espagnols comme ni ko Mamadou Agne waxee foofu noonu foog ñu bàyyi xel parce que c'est un très grand pays l'Espagne mu nekk un pays ami un pays frère du Sénégal ñu leen di ñaanal nag di ñaan suñu bopp di ñaanal ñëpp di xam ne tamit lii mooy li nga xam ne moom lañ jëlee woon Espagne léegi lu ñuy def rek mooy dañuy jàll fële ci Italie bu ñu jàllee fële ci Italie dañu fekk xabandaw commencé ngeen ko miin ci parce que lépp boobu bañ tàmbalee pour deuxième ba lépp lu ñu jëlee Italie moom moo ñu koy baaxee di ñu ko xibaar ñu gis na nag foofu bii nag moom dafa am loo xam ne dafa spécial parce que dana ba ci biir mu ñu xamoon nga xam ne ñoom ñoo féetoo foofu nga xam ne mooy ci bay ba ndax boo xoolee Italie am na région boo xam ne ñoom dañuy bay ñoom ci plantation yi ñooñu gouvernement bi am na mesure yoo xam ne jël na ko jël pour mun leen jël en charge kenn ku ñu tolloog 600 euros ñi nga xam ne aussi tey ñu ngi nekk ci tali bi comme ni ñu gars yi xam muy moodu nekk ci marchand ambulant ak mel noonu am na daal noo xam ne gars yi ñu ngi fexe daal ba nga xam ne ñoom dañu mën a bokk 600 euros yi parce que ñoom amoon nañ seen yenn kii yoo xam ne defoon nañ ko muy ay réseau de commerce xam ne jot nañ ci dugg ak Italie ak Sénégal tamit ñoom seen biir naka la ñu booloo seen doole te ñëpp xam ne Sénégal tamit solidarité suñu boobu moom duñu mos a nañ kenn ku leen ci jiitu donc nañ déglu xabandaw mu xabaar ñu loolu xabaan bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah yéen mbokk yi ñuy déglu ñoo ngi leen di nuyu lu bare bari man la Modou Xaban Ndaw représentant diaspora en ligne fii ci Italie Seydina Aboubacar ñu ngi lay nuyu lu bare di nuyu mbokki auditeurs yi nga xam ne ñooy suivre vraiment émission bi di nuyu mboolem auditeurs yi nga xam ne rek ñu ngi topp diaspora en ligne di leen xamal ni ñu ngi fii ci bitim réew ci Italie précisément dëkk bu ñuy wax Pisa ci dans la région Toscana. waaw di wax rek Seydina Aboubacar loolu nga wax ci wàllu maanaam li nga xam ne moom mooy mesures yi nga xam ni autorités yi réew mi jël nañ ko muy gouvernement Italie maanaam ci lu mel ni ay aide wala ay ndimbal yoo xam ne daf ko jëmale ci population bi muy yu am solo nag ndax wax dëgg yàlla bokk na ci maanaam képp koo xam ne rek daawoon nga liggéey te yàlla dogal surtout ñu daan liggéey ci tool yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu mbay mi ndax xam ne kenn ku nekk xam ne Italie dañoo fonk mbay lool. ñoo daan nekk ci mbay mi te yàlla dogal maanaam jàngoro ji seenub liggéey taxaw ba mu tuñoo dajaloo di dem ca tool ya am na maanaam yoo xam ne ndimbal yoo xam ne état bi réew mi jagleel na leen ko muy lu war a mat 600 euros yoo xam ne da leen ko jox pour ñu dimbalikoo ko mën ko yor nekk di ci jënd seen xéewal ci diira bi nga xam ne ñu ngi toog ci kër yi comme dañ leen toog loo ci kër yi te fekk léeg-léeg ci lañ daan am lu ñuy xéewaloo léegi nag loolu la état réew mi jël muy mesures yoo xam ne moom la jël pour dimbale leen ko suñ bokk yi nga xam ne itam nag am na ci loo xam tam suñ bokk yi nga xam ne nag surtout Sénégalais yi itam nag nga xam ne ñi nga xam dañoo féete woon ci wàllu commerce ubbi woon maanaam loolu ñuy wax registre de commerce maanaam fii ñu di ko wax partita IVA nga xam ni képp koo xam ne da nga daan commerce di jaay yaa xam da nga yoroon taabal daan wër ci marché yi yaa xam da nga daan ambulant yaa xam noo daan def waaye da nga daan jaay di liggéey ci wàllu commerce
kenn ku ne xam na ne liggéeyu commerce fi mu nekk nii itam lu ci bëree bëri taxaw na ndax commerce mbooloo moo koy def fu mbooloo daje ñoo koy def wala fu la mbooloo di fekk wala ñu fekk la fa donc dañoo téye mesures yooyu ñoo itam boole nañ leen ci ñi nga xam ne suñu demandé ci maanaam 600 euros yooyu yàlla mën naa dogal itam nguur gi dimbali leen ci. bari na ci itam maanaam communes yu bëri ci biir réew mi waaw ndax seen service civil bi nga xam ne moom ñoo yor wàllu corona bi ñoo koy gën di suivre maanaam ñu di ko wax protection civile maanaam ñooñu dañoo am benn fonds boo xam ne dañ ko débloqué à travers gouvernement bu réew mi maanaam pour ñu séddale ko communes yi itam jël ko di ko def lu maanaam xam ne ay bon la yoo xam ne dañ koy war a mën a jënd ji ay xéewal yu ñu yóbbu ci kër yi waaye nag du nekk xaalis bu ñu lay jox mais ay bon lay doon yoo xam ne da nga koy jël soo demee ci supermarché yi jënd li nga soxla muy barab yi jaayukaay ndawali jaayukaay jën yi jaay supermarché yi daal barab yëpp yi ñuy jënde am ndugg rek nga mën koo yor nga xam ne commune yu bare ba dañu am ay convention ak barab yooyu nga xam ne boo jotee buñ la joxee bon yi ci ngay dem maanaam jënd li nga soxla lépp jox leen boobu fayee ko waaye ndimbal yoo xam ne tam jagleel nañ ko mboolem ñi nga xam ne rek dañoo xaw a néew doole loolu itam bokk na ci mesures yi nga xam ne nguur gi jël na ko pour jàppale ko ñi nga xam ne ñooy xeet wi des na itam beneen boo xam ne ñi ngi ci di ci waxtaan muy ñi nga xam ne xëy na nekkuñu woon ci liggéey ci liggéeyu tool yi wala nekkuñu woon di commerce wala boo xëy na seeni at demoon na ba daanaka liggéey xaw naa wees te yeggaguñu retraite ak itam ñi nga xam ne xale lañ yoo xam ne xëy na jotuñu woon am liggéey te ubbeeguñu woon maanaam licence yooyu ñuy def pour def commerce itam ñi nga am ay waxtaan yu ñuy def yoo xam ne ba xam xëy dina am ay ndimbal yu ñu leen mën a jagleel wala yu demee noonu ba xam ñi ngi ci daal de toute façon aussi communauté sénégalaise yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Italie itam muy daayira yi muy association yi yëpp ñi ngi organisé wu di dajaloo di booloo di seet nu ñuy def ba ay cotisation d'ailleurs suñu association bi nekk fii ci dëkk bii ma nekk sax muy communauté sénégalaise bu Pisa taxaw na ci taxawaay bu am solo moom itam ndax wax dëgg yàlla dafa def benn ket maanaam Sénégal yëpp jàpp ci kenn ku nekk la nga am nga yónnee ko ñu dajale ko ba mu doon som bu xaw a takku ñu jënde ko ay xéewal lu ñu mën a jëfandikoo ci kër yi daal koy def ay kii séddale ko maanaam kër yi nga xam ne jàpp nañ ni ñoo ko gën a yittewoo wala ñi nga xam ne itam yëglu woon nañ ni bëggoon nañ yittewoo nañ leen ku leen mën a jàppale ñu def ko ay kii noonu séddale leen ko kenn ku nekk ñu jox la sa wàll muy liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def yemul foofu itam maa dajale war nañ itam lu am solo jënd ko lu jëm ci ay masque jënd ko lu jëm ci ay gants jënd ko lu jëm ko ci ay produits yi nga xam ne moom la ñuy désinfecté yëpp ñu dem jébbale ko commune bi itam maire dëkk bi waaw wax dëgg yàlla itam ki nga xam ne assesseur bi nga xam ne moo yor wàllu googu wàllu social bi itam am ci mbégte ak bànneex ak kontaante bu mag a mag a mag a mag noonu lañ koy defee itam ci biir daayira yi nga xam ne ñoo am ci biir réew mi itam daayira yëpp nag mboolem daayira yoo fa gis rek maanaam dajaloo nañ kenn ku nekk ñu am lu ñu génne ka ko yàlla may loon nga dajale ci sa xéewal joxe ci dara ñu boole loola jënde ko ay xéewal yónnee ko yóbbante ko jox ko yenn kër yi nga xam ne xëy na mën naa am gën nañ ko yittewoo ñu ci def donc kon jàppalante bi moom wax dëgg yàlla sénégalais fu mën di nekk itam malgré yëf yi métti na sori na ñu ngi ci kër yi tëdd wante itam ñi nga xam ne yàlla jox nañ xéewal bu ñu mën a garder ba léegi la ñu amagu si néew ña ngi koy jéem a bokk ak ñi nga xam ne mooy suñu yeneen bokki taalibe yi ak yeneen bokki Sénégal yi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ci réew mi te xëy na yàlla seen loxo jotul seen ginnaaw ndax mbir mi fekk na xëy na buñ taxawee benn weer wala ñu taxaw ñetti fan ñeent rek daanaka lu ñu xaw a jëfandikoo dina xaw a jafe ci ñoom ba tax na kon taxawaay bi wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu di xam leen nag wax dëgg yàlla Sénégal yi moom fu ñu mën di nekk itam ñu ngi àndandoo doon benn di ñaan di julli di jàpp di ñaan di wax da yàlla di def seen kem kattan ci ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu génne fi maanaam li nga xam ne moo di xew-xew bi nga xam ne mooy xew te lëmbe àdduna bi di ñaanal suñu bokki Sénégal yi nekk biir Sénégal itam nag ñoom xamal ne ñun de picc nga ca kaw wante xel maa nga ci suuf lépp luñ mën di nekk fii rek yéen a ngi ñuy xalaat bu baax a baax a baax waaye ñun ñi itam de ñu leen gën a xalaat bu baax ndax wax dëgg yàlla xam nañ ni Sénégal itam ña fa nekk ñu ci bëree bëri seen loxo jotul seen ginnaaw te itam bu ñu toogee ci seen kër ñoom itam xam naa daañu ami jafe-jafe waaye ñu itam ñi nekk ci bitim réew itam képp ko ci xam ne yàlla mën na la ne dara rek te nga am possibilité mën ko yónnee Sénégal itam yaa ngi ciy def la nga man pour jàppale ko ñu nekk Sénégal toog te amuñu xéewal yu ñu mën a jëfandikoo ñoom itam na mu waree kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp seen mbokk Modou Xabane Ndaw loon représentant diaspora en ligne fii ci Italie précisément ci dëkk bu ñuy wax Pisa dans la région Toscana jërëjëf. waa jërëjëf Xabane ñu ngi leen di ñaanal di leen ñaaxaat ne leen ko rester vigilant ngeen gën a duggee d'effort te nag ngeen yokku muñ comme ni ma ko waxoon ci njëlbeen rek xalifa général di murid nee na fàttewu leen benn yoon nee na tey yéen ñi nekk diaspora bi ak yéen ñi nekk fii Sénégal maanaam benn bët bi la leen di xoolee kon ñu loolu ab cant la kon léegi li ñuy def rek mooy dañuy jàll ba Turquie ko ñu fa nekk nag mooy Matar Sow nekk yor fu fédération bi bu association des Sénégalais fële ci Turquie
mu nekk jëmm joo xam ne boobu léegi mu ngi waylee xibaar yi foofu ci Turquie di ñu xamal bii nag ñu dënn ko pour ñu xool mën naa ko Turquie ndax Turquie dañoo dugg ci beneen confinement lañu dugg ndaxte mbir mi aussi dafa dem ndax ñoom dépassé na la barre des 1000 morts donc déjà présent jël na ñeneen matuwaay yoo xam ne vraiment jël na ko jël donc dañ ci jokkoo ak Matar moom mu ñu xibaar loolu Matar bismillah. salaamaaleykum diaspora en ligne Mokhtar Sow depuis Turquie Istanbul ñu ngi lay nuyu Seydina di la wax situation bi nga xam ne moo fi am fii ci weekend bi te coronavirus bi toll ci 52 000 et quelques cas ay 1006 morts nga xam ne ci lañ toll ba loolu tax Turquie déclenché benn couvre-feu 2 jours ci weekend bi jusqu'à lundi matin incha allah jusqu'à dimanche minuit nga xam ne kenn du génn këram ñëpp dañ na leen rester chez vous muy entre samedi bi ak dimanche ñi ci wax ñëpp ne daal loolu moo nekk situation bi nga xam ne moo amagum fii nit ñi nag ñi ngi toog seen kër yi boobu ba léegi on attend aussi tamit l'aide yi nga xam ne le président de la république wax na ko tey mu jëm ci sénégalais yi ba fii nii egseegul ci ñun donc ñu ngi koy xaar ñu ngi koy déglu di wax ne ñoo ngi masawu sénégalais yi fédération des sénégalais aussi tamit am na ay ndimbal yu mu defoon ñi ngi xaar aussi tamit ba léegi yeneen bonne volonté yi nga xam ne pare nañ pour jàppale sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fi. Diaspora en ligne depuis Turquie Mokhtar Sow merci beaucoup. jërëjëf Sow Poulo ñu ngi lay jaajëfal di la jëfal réseau bi yëpp ñu ngi lay jaajëfal ainsi que tous les correspondants de diaspora en ligne dina xamal ne lii moo nekkoon tour d'horizon bi nga xam ne day diaspora defal na leen ko dina xamal tamit ne fii ci ñu nekk Sénégal tamit di mos a dakkal lii di communication sensibilisation ak information dina xamal ne fu mu nekk nii ba tey aussi nañ gën a wéyale loolu xam ne kër docteur wax nañ ko mun nañu fexe daal booy génn sa kër na nga fexe yow tout d'abord booy génn sax yaay ñi ko aar sa bopp te booy tamit parce que moment boobu comme dañoo dugg ci li ñu woy ay cas communautaire moment boobu booy dem ci milieu bi nga xam ne dafa nekk ay milieu yoo xam ne danse mënta ñàkk li gën mooy nga yor le port de masque léegi port de masque bi nekkutul rek maanaam médecins yi rek ñoo ko war a yor mais yow mii nga xam ne nga dugg ci zone boo xam ne lu mel ni marché boo xam ne ay zone de danse la donc moment bi nga fay dugg da nga war a yor le port du masque mais booy tamit da ngay fexete aussi nga raxasu ak hydroalcool boobu ñuy wax gel yooyu nga bu ko defee aussi saabu bi aussi amul lu ko ci gën mooy saabu ordinaire bi léegi aussi boo ñibbisi aussi balaa ngaa saafara sa njaboot aussi nga def li ni mel distance tamit na ko gars yi respecté mooy distance bi nga xam ne suñu diggante mooy distance 1 mètre boobu c'est très important foog ñu koy respecté sëqal bi ñuy wax ak tisul tamit loolu tamit foog ñu koy yokkaat di ko respecté saafante bi tamit du mënta ñàkk parce que système yi bëri na fi lu ñu bañ nag mooy contact direct boobu noonu donc loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te nag dellu ñaan ba pare nag ñu wéy la nag li nga xam ne xalif général wax na ko nañ ci bàyyi xel bu baax a baax muy dimbalante bi kenn ko xam ne mën nga tànn nga sa morom rek na nga ko dimbale kéem kattan ñi nga xam tamit ñoom ñoo dox suñu digganteeg autorités yi nañ xam ne fu mu nekk nii l'histoire retiendra te moment bi c'est des moments très forts te nekk na loo xam ne histoire da koy nettali te kon kenn ku ci ne na nga xam ne am nga ci ay part de responsabilité yu rëy xam ne ñu ngi ci xaar te dañ ko bind sa page histoire ndax di nga gis ne bi pandémie tàmbalee gis ngeen fi yenn jéey yi fi jot a am sax gis nga fi ñoo xam ne ñu ngi profité ci occasion bi di woote ne ay médecins lañ def fi ay affaire yoo xam ne moom na fi indi ay catastrophe da nga gis ñoo xam ne dañuy jël ay gel yoo xam ne baaxut ñu fexe di ci ndax ay population donc yooyu yëpp c'est ay acte criminel la donc il faut que moment bi dafa nekk moment yoo xam ne dañ ci war a serrer la ceinture xam ne bu métti moom fépp lay métti day mel ne wopp manquet foo daal fu nekk lay métti kon ñu xam ne kon fu mu nekk foofu ñu yokk suñu gëm-gëm foofu ñu yokk maanaam suñu bëggante suñu cofwante nag ba pare nag doy la waat yàlla nag encore une fois donc loolu moo nekkoon li nga xam ne tey réseau international indi na leen ko jokku ci ak TV online 221 dinañ jox dig daje ci fan yi ñu jëm rek ci beneen spécial Covid 19 di remercier l'équipe technique de TV online 221 ànd ci diaspora en ligne ci rédaction bi ci traitement d'information bi ci correspondance bi ci montage bi ak lépp di leen jaajëfal di leen dox ba benn yoon incha allah jërë ngeen jëf